على الرسول سائب اللواء سلم وسلم بجميع الآل وسبه بالآل والمال يا واجب الأمر والتساب على الرسول سائب الفرات وليكن بالذل والإخلاص يا مالك الكمال والخلاص صلاة من مات لا تدور على النبي سعيد الخديم مع سلامي بأهل الكرام وصحبه كما بالانصراف سلم يا من يكون لنا سلاما على النبي سائب العلامة سلم وسلم بجميع waa Sider jiite woon leen fële ñu jóge Santa Croce zone del Coyo association yi nekk foofu QLC maanaam quadro locale Valdarno bi ndeysaan def seen Pullman foofu vraiment ils ont fait une mobilisation extraordinaire ñu nit jóge woon nañ fi wil même chose dem teew waaye dañu gis ni gis naa fa tam waa Lombardie ndeysaan secteur métal mécanique maa ngi fay nuyu ay mbokki sénégalais ndeysaan ñu xàmmee ku ma ndax dañu dégg sama baat rek ni ma Pape Demba bu rajo Xassida online kooku day wane ni rek mbooloo mi am nañ as cofeel bu ñu am ci ñun may wax Pape ñu gis ni ñu seetlu ni dañ ci gis daal benn teel bu communauté sénégalaise bi am ci taxawaayu xeex yi nga xam ni daan nañ ko am bu njëkk sunu mag yi fi nekkoon ñoom Ali Baba ñoom Alioune Gueye jamono yi nga xam ni dañ daan woote mobilisation wax dëgg yàlla mbooloo sénégalais bu taxaw daan am waaye ren jii gis nañ ni bi ba xeex bi tàmbale ndax it syndicat yi sunuy soxla lañ fa yóbbu dañu gis ne daal am na benn xëy na manque de communication bu am bu fa am dëgg-dëgg ba participation bi waroon a am amul waaye it ba ma fa yeggee sama xel dal na ndax ba ma demee ni jàkk taseeg Maseer gis ko mu ànd ak doomam ndeysaan ñëw bokk ci mobilisation bi représenté Ciz la ma ñëw représenté Wil ñu ne nii ñu dem ma dem ci suufu palco bi fa kilifa yi di toog ma fekk fa sunu jigéen soxna Selli mu bokk ci maanaam exécutif bi nga xam ni ñoo organiser manifestation bi orgueil personnel laa am boo xam ni vraiment dama sant yàlla félicité waat ko ni ko loo gënoon a jàpp na nga ko gën a jàpp ndax dañu am benn lu ñu tënk loo xam ni moomatuñu suñu bopp ba nga xam ni ñun dafa am ñu yabal ñu am ay kaddu mbooloo mu ñuy teewal boo xam ni fu sa moroom gis sa moroom rek dafay am orgueil am contenté boo xam ni gisuma couleur foofu dama gis ni communauté sénégalaise la ñu teewal sëñ Pape loo xalaat ci bés bi yaa fa manqué woon nag. dëgg la sëñ Pape loolu nga wax dëgg la yàlla dafa dogal nag vraiment manifestation bi boo koy xool sax organisation syndicale yi dañu ko xaw a sax yàkkamti bu ñu xoolee par rapport ak nañu ko daan organiser bu njëkk ndax manifestation bi pratiquement jëluñu temps nécessaire sax vraiment pour dem ci diitaay yi expliquer ko def ay assemblée expliquer ko travailleurs yi pour wax leen contenu bi nga xamante ni moom moo nekk ci manœuvre bi ñu voté fekkoon na nag yàlla dogal ma amoon ay impayes yoo xamante ni vraiment pour me renvoyer woon ko doon na xaw a jafe ma ne grawul benn yoon bi naa ko perte rek mais comme nit ñi moom daañu teew à la kuliyal ba mu gisee ka pour maa ni di départ vraiment suma xel daloon na ci loolu nag
mu am nag benn pàcc ci manifestation bi boo xamante ni junj nga ko léegi mooy maanaam manque de participation surtout communauté sénégalaise bi parce que xëy na ñun dañuy yaakaar ni li ñuy xeex ñuy syndicat yi di xeex dafa war a yem rek ci immigration parce que ku xam syndicat ni ñuy doxee yaakaar naa ni gis-gis boobu doo ko amee ni mel ndax syndicat yi bu ñuy xeex pour ñu changer lu mel ni quota cento syndicat yi bu ñuy xeex pour que immigré yi nga xamante ni dañu nekk en difficulté économique que loi bi wax leen ne leen pour ñu am reddito di cittadinanza il faut que ñu def fi fukki at syndicat bi di ko xeex syndicat bi c'est vrai jëluñu bind ci plateforme bi ni immigration wala lii waaye ku dem ci palco boobu wala nga taxaw ci suufu palco boobu dégg di nga dégg nii wax nañu ci immigration bi benn bi ñaar te suñu juumul sax suñu mbokk immigré intervenir na ci palco boobu jox nañ ko kàddu mu intervenir ci turu immigré yi donc bataille yooyu boo koy def au niveau national da ngay jël li nga xamante ni moom moo fi nekk di ay maanaam ay provénement yi maa ngi jégalu ci kàddu tubaab bi yoo xamante ni gouvernement bi teg na ko mais doxin bii moom laa bëgg doxee ndax boo xoolee lu mel ni quota cento fii ñuy waxee nii man gisaguma fii immigré boo xamante ni am na 38 ans contributi ak 62 ans xaw ma 62 ans waaw am na ko donc immigré bokkul ci loolu tey ñaan immigré yi ñun ñaanuñu yàlla di fi def fukki at di dem di demander ay reddito di cittadinanza yoo xamante ni dañ lay tënk ci ay mbir maanaam même tubaab yi nga xamante ni sax day góor nañu tellu rek ne rajax ñenn ñi di bàyyi seen liggéey pour di xaar reddito di cittadinanza ba nañu ko déggee woon ak ni ñu ko gisee nii sax ñenn ñi ñu ngay delluwaat di utiwaat liggéey ndax bu fekkee dañ lay tënk ci loo xamante ni nee nañ nga fino a 100 minuti 100 minutes 1 heure de temps et 40 minutes buñ la ca woowee liggéey yow war ngaa dem wuy ci liggéey boobu mooy maanaam nga jóge Firenze war a dem fu mel ni Ancona wala nga dem fu jege Rome daanaka pour dem liggéey ci koo xamante ni da nga ni da nga koy dimbali te buñ la ci woowee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon bi boo demul dañ koy dagg loolu indi ay gàll dafay mel ni da nga rendre nit ñi ñu gën a tuuf ñun gis-gis boobu lañ ci am te xëy na am na aussi benn manque de communication ba tax na immigré yi aussi participation bi ñu ci war a participer wu ñu ko noonu parce que tey xam nga Italie dafa am aussi ay syndicat de base lañ leen di woowee yoo xamante ni dañuy jël benn gëdd jox ko nit ku ñuul jox ko immigré parce que xam nañu ni kooku moom moo mën a woo ay ñooñu immigré mais malheureusement ñun critique boobu ñun dañ koy def te ñun dañ koy xeex ñun ñoo ngi ci biir syndicat yu mag yi mais ñun ñu ngi koy xeex ci suñu ñu ngi koy xeex ak suñuy ñooñ yow wiir boobu nga nekk yaa ngi koy xeex man ci jële bi ma nekk maa ngi koy xeex Massaer ci li bi mu nekk ñu ngi koy xeex pour que ñu jox ko gëdd bi nga xamante ni moom lañ ko war a jox mais ñun it il faut que ñu xool aussi suñu posture parce que ñun nekkuñu rek di suivre immigration à 360 degrés yow da ngay suivre diitaa yi man damay dugg ci diitaa yi di suivre diitaa yi Massaer kazalika kon foofu it li ñu mën a ñaan rek mooy wax organisation syndicale yi ou bien ñu mën a jël benn profil ci sénégalais yi spécialisé leen ci immigration nga xamante ni ko syndicat de base yi di defee jël nit kooku mu occupé wu uniquement ci immigration te mu nekk immigré teg ci loolu dina am solo trop te dina mën a booster aussi pour que immigré yi gën a ñeme syndicat yi parce que tey immigré yi dafa dañu xaw a ragal syndicat bi tuuti parce que ñu bari ñu ngi doon naataatle ci maanaam timidek sa bi nga xamante ni syndicat yi am nañ ko depuis boobu ba léegi ci décret Salvini bi ci léegi bilanche bi syndicat yi waxuñu woon mais il faut que ñu comprendre ko ni comme syndicat yi bu ñuy waxtaan tamit ñetti syndicat la yoo xamante ni
xëy na parfois mën nañoo ñàkk bokk gis-gis donc ñoom it dañuy war di dem di daje di waxtaan secrétaires généraux yi di dem di daje di waxtaan ba trouver un consensus ñu soog a trouver benn yoon boo xamante ni ñoom dañ cay dem donc du ne dañuy tëb nii rek syndicat yëpp ku ne jóg ne waaw d'accord naa lii parce que secrétaire général bi mën na wax mbir moo xamante ni amaana secrétariat bi du ko d'accord donc moom ay waxi boppam la wax bu boobaa donc mécanisme yooyu il faut que les gens aussi comprennent que ni c'est des mécanismes yoo xamante ni du yomb te je pense que à travers manifestation bu démb bi am nañu yaakaar ni doole bi wane nañu ko Piazza San Giovanni démb fees na del nit ñi gis ni vraiment le syndicat est là te Italie dafa nekk dëkk boo xamante ni manœuvre yi loi yi lu ci mën ci doon bu ko gouvernement tegee te dëppoowul ak constitution te ñu gis ni du yoon woo xamante ni moom mooy yóbbu Italie ci compétition internationale moom mooy yóbbu Italie ci marché internationaux yi pour ñu mën a compétir par rapport ak produits yi ñuy defar ci dëkk bi fii te ñu gis ni économie bi mi ngi commencé tàggatebe syndicat yi rek ñoom ñoo mën a jóg kon dooleel syndicat yi mooy dooleel sa bopp dooleel syndicat yi mooy changer xar-xaru kanam dëkk bi mooy soppi maanaam doxinu dëkk bi mooy soppi doxinu yi nga xamante ni moom mooy yembal économie bi pour que économie bi mën a bokk ci économie yi nga xamante ni gën nañ leen ràññee ci marché bi malheureusement comme ñu ngi jëm nag ci élection européenne fi ñu toll nii ñu ngi jéem a défier nit ñi au lieu ñu occupé wu ci histoire ak culture Italie wala histoire ak culture France ñu ngi jéem a indi benn querelle entre Italie ak France jël nag Afrique ñambaas ko ci diggante bi parce que je pense que ñun am nañu ay gouvernement ñun am nañu ay leader am nañu ay responsable yoo xamante ni ñu nga nekk Afrique ña nga nekk CEDEAO ña nga nekk OUA ñoo xamante ni bu dee xeex franc CFA rek ñoom war nañ mën a jël leurs responsabilités toutes leurs responsabilités jël seen destin en main parce que africains yi ñu leen metti ñoom war nañ koo mën a def italiens yi tubaab yeeg européens yi ñaata siècle ñoo ngi dem Afrique di jël ressources africains yi te pourtant mosuñu cee wax tey jii France rek la ñu mën a teg baaraamu tuuma ndax ñu ngi jëm ci élection yi ñu jëm ni élection européenne man je pense que il faut que ñun en tant que africain loolu Dimaaye wax ñu bañ koo jox importance xamal ko ne ko moom am na leneen lu mu war a lijjanti te nekk ci dëkkam fii te récession bi mi ngi gën a tar économie bi doxul na lijjanti loolu moom moo gën muy lijjanti problème Afrique africain yaa ngi koy lijjanti ndànk-ndànk ndax moom doomam yi nekk fii ñoo ngi commencé di taw di dem Afrique xam ne le futur mu nga nekk en Afrique kin pat kon vraiment damay féliciter organisation syndicale yëpp di wax ni c'est vrai manqué na mais am naa yaakaar ni taxawaay bañ ca waroon am yow taxaw nga ko Selli taxaw na ko Massaer taxaw na ko suñu collègue yëpp taxaw nañ ko vraiment sur le plan unitaire sëñ Pape ma doole la jërëjëf sëñ Pape ñu ngi ziar bu baax di fàttali auditeurs yi rek ni yéen a ngi déglu seen émission diaspora si micro bi seen mbokk Pape Makhtar Tall fële ca Parme ci ak sëñ Modou Mbaye Thiam fële ca Milano ci xarala bi fii ci Pontedera seen mbokkum taalibe Pape Demba Dia Pape Makhtar nag tey jii thème bi ñu bëgg a waxtaan ci élection yi lay dellu si waat rek mu di diaspora bi tey jii ndax dimanche bi passé vraiment damay sant sunu mag Ali Baba ak sëñ Ibrahima Ndiaye waxtaan nañu ba génn ba dog émission bi laaluñu candidat waxuñu candidat nañu candidat tàccuwuñu candidat sunu rôle mooy informer foofu lañ dellu si waat tey jii nag noonu lañ ko bëgg a defee ba campagne bi di jeex fexe ba vraiment auditeurs yi xam exactement fu ñu war a teg seen tànk ban poids la ñu am ñoom ñooy ñan seen histoire parce que nit ki boo xamul li ngay jar defe naa ni doo xam exactement valeur carte bi waaye balaa ñoo dugg ci émission bi rek dama bëggoon a lancer benn message bu ndaw ndax daf ñoo dab
sànq ci bëccëg benn nouvelle bu triste ndeysaan ma doon yaakaar ni sax dimanche bi weesu la njëkkoon a xew waroon na tax Sénégal premier jour campagne bi candidat yëpp arrêté woon seen campagne ndax ñëpp yëg nañ ko bés bu njëkk bi dimanche bi accident bu metti moo amoon Dakar fële ci Sicap sunu wetu kër ndeysaan benn njaboot yàlla dogal oto bi accidenté daanaka njabootu lëmm faatu ci juróom-ñaari nit mu nekk lu tiis loo xam ni tey jii wóor na ma ni leer nañ bu doon tey jii fii ci Italie wala beneen dëkk ci tubaab yi candidat yëpp dañuy arrêté seen campagne dem taxaw rendre hommage li nga xam ni moo di mbokk yi faatu ndax bakkan ni mu foore waaye dafa mel ni Afrique ñun sensu valeur doomu aadama dañ ko desee xam ndax nit ni mu fay faatoo xëy na li mu bari lool ak ni muy yombee moo tax ba dañoo yemale ku faatu normal ak ku faatu ci yenn conditions yu extraordinaires yi teyit même chose amaat na mu gën a yéemeeti tax ndax doonte sax moo gën a néew waaye ay militaires ñoo faatu ñeenti militaires ñoo faatu mooy militaires yi bokkoon ci cortège bi nga xam ni ñoo doon escorter le candidat président Macky Sall accident la dogalu yàlla la waaye dama gëm ni fu doomu aadama rot seen bakkanu doomu aadama rot tey jii war nañ ci mun a taxaw defaat ci ak seetlu ndax bi campagne bi di tàmbali ñëpp ñi ngi ñaan jàmm waaye boo fa seetloo semaine bi ak léegi li faatoogum kenn xamul nu mu toll démb am na ko faatu ci accident cortège yu Idrissa Seck am na ko faatu ci cortège yu Macky Sall astafurlah Madické Niang ainsi de suite mu mel ni bu campagne électorale jotee maanaam neer yi dafay tàng nit ñi maanaam deret si tàng ba nga xam ni tey ji Sénégal kenn dootul xam ci lu mu toll léeg-léeg sax da ngay gis nit day war a def dara buñ ko jàppul boo moytul dafay perdre contrôle loolu nag war nañ ci tamit mën a am seetlu may ñaan mbokk yi ñeenti militaires yooyu nga xam ni ñoom la yàlla def ñu faatu ak ñi faatoogum ñëpp di ñaan suñu borom yamale ko fii te ñu defal leen ñaan waaye candidat yi am sensu maanaam lan mooy représenté doomu aadama ndax suñu diine de di alxuraan fi mu teg valeur doomu aadama defe naa tegu ko fenn dem nañu ba nga xam ni sax suñu sëriñ suñu njiit suñu wasila Cheikhul Khadim gis ngeen li mu wax moom it ci valeur lan mooy valeur nit alxuraan ni wala xat karam naa bani aadama tey jii waaye ñun sunum réew tey jii dafa mel ni doomu aadama amu fa valeur ak ku mu mënti doon ak côté bu mu mënti doon ku faatu yaakaar nañu bu ñu demee jëli 2 millions wala 1 million dem jox ko njaboot gi xeex ak waxuma nag jëmale ko fenn waaye dañ ko tàmm mu nekk loo xam ni dafa mel ni coutume la léegi lu ñuy def lu ñu war a def ba faggu maanaam wut ay fagguteef aar doomu aadama yi daanaka mën naa ni nekkul priorité li nekk priorité rek mooy bu nit ki faatoo lu ñuy def ba nëppal ko mu jàll loolu it lu mat a bàyyi xel sëñ Pape vraiment daal bëggoon naa tey ji ñu waxtaan la jàng am ci njàngat balaa ñuy dugg sax ci thème bi nga xam ni moo di tey ji thème mu diaspora bi ban programme lañu gisagum wala lañu déggagum ci candidat yi ñu présenté ko mu jëm ci wàllu diaspora bi ndax diaspora bi war nañ ci dugg lu bari tey jii lu yaatu maa ngi xaar suñu mbokk yi ku mel ni Baye Diouf moom it gis naa ko ci mu wax ci lu bari ak candidat yi ñi nga xam ne ñoo leen représenté fii ku mel ni honorable Nango ak yeneen candidat yi nga xam ne xamuñu leen bu ñu sañoon dañuy dugg mais dañuy wax ci cadre maanaam ñun diaspora bi lu ñu représenté ñun diaspora bi lan la ñuy dox ndax it dama bëgg mu leer waxuñu ko pour
défendre kii moo gën déedéet dañu bëgg xam lan moo nekk ci programme candidat yi sëñ Pape bisimilah. waaw sëñ Pape jërëjëf introduction boobu nga dugal noonu am na solo lool ndax nag mbir moom saa su ne su amee rek war nañ cee mën a def jàngat ndax mun ñoo xel mënta nangu saa su ne rek bu élection amee Sénégal wax dëgg yàlla nga di ci dégg ay bakkan yu ci rek lu ñuy mettit lu la li ci profité rek di naqarlu bu baax anam bi nga xamante ni ma ngay amee te it di mastaw surtout njabootu ñi nga xamante ni wàññeeku nañu ci yooyu ñu leen di ko jaale Sénégal yëpp man damay paragonaare maanaam damay méngale élection yi nga xamante ni day am Afrique muy am ay mort par rapport ak ñun ñi ñuy woowee ne on est un pays démocratique ñun maanaam dégg-dégg bi ñu am ci démocratie maanaam dégg-dégg bi ñu am ci liberté d'expression démocratie ak doxalinu comment dire élection ak ay campagne ak yu ni mel dafa mel ni boo ko jàngatee da ngay jàpp sax ni xëy na amaguñu maturité bi donte yàgg nañu wax ni ñun kenn njëkkuñoo dem élection kenn njëkkuñoo voté mais maturité bi dafa mel ni moom moo des lan moo waral nit ñi di faatoo noonu donte nag yàlla suñu borom moom sotti na démb noppi na démb tey soog a ñëw waaye it yàlla suñu borom am na ci ñun ci àdduna la ñu ne dañu war a di sabablu it ndax nag man xam naa raay ba fu mu ne xam naa ne bu ma fa tëddee am na lu may xaar kon bu ma sababloo bañ faa tëdd it am naa yaakaar ni la ma fa war a dal xëy na mën na ma faa bañ a dal kon néew ñu yàcc rek toog di xoolee war nañoo mën di sabablu di def yenn yi alors cortège présidentiel wala cortège yu leader politique yi ci campagne électorale bi man je crois que war nañu adopter yeneen stratégie surtout parce que damay gis benn cortège bu duggee ci benn dëkk xale yi ni ñuy dawee di dem ci kanamu oto bi dootoo comprendre nit ñi au lieu que ñu aar xale yi nga xamante ni wala njagamaar yi nga xamante ni sax ña ngay daw di dal ci wetu oto beeg nangam waaye garde ya ña ngay daw di protéger le leader politique maanaam leader politique bi moom la ñu gën a sàmm que waa gox bi ñuy xale yi daw te cofeel xëy na moo tax sax ñuy daw pour gis nit ki rek ndax xëy na ci télé rek lañ koy gis ndax jamono bi ñoom ci instant bii rek la ñuy dem ci gox-goxaan yi te ñu nekk ci gox-goxaan yi ala kulli haal ci télé rek ndagam sax ñu leen di gis ci télé amaana dañ leen di dégg rek ci rajo mosuñu leen gis donc kumpa googu ñuy am ak cofeel googu ñuy am bëgg leen a jege bëgg leen a gis gàllankoor bi leen ci fekk je pense que war nañu xoolaat méthode bi nga xamante ni moom la ñuy defee suñu campagne électorale yi parce que lu ciy faatu ci doomu aadama bari na torop te wax dëgg yàlla politique moom jàpp naa ni nit waru cee faatu ci campagne électorale rek nit waru cee faatu yàlla nag moom bu ñëw na ak dogalam te dañ koy nangu ci nangu boobu nag ci la ñuy tënku rek wax ni autorités yi nañu jël seeni responsabilité càmbar aussi lan moo waral yooyu parce que tam mbir tamit bu ñëwee dal sa kaw boo ko càmbarul xool naka nga ko mën a gàllankooree ëllëg naka nga ko mën a jàngatee ba ëllëg nga xool beneen doxin boo xamante ni du gàllankoor population yi ndax Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni bu élection jotee ñi gën a néew doole ñoo ciy gën a sonn ñi gën a néew doole en général ñoo gën a sonn ci jotu carte ci dem élection buñ demee ca élection yi bu xeex amee ñoom la xeer bay dal ñoom la lacrymogène bay dal donc yooyu yëpp c'est des choses je pense que un pays démocratique dafa war a encadrer lu def parce que joŋante la te candidat yi duñu benn duñu ñaar juróomi candidat la kenn ku ne am na ñu la faral am na ñu ànd ak yow tout tànk yi dañ ciy topp mu riirandoo bi te parents yi aussi am nañ ci peut-être benn part de responsabilité parce que nag man ma di Kenya buy jaar fii dinaa jël suma doom ne ko toogal ci kër gi voté waanuloo
dem di mërirandoo leneen dala ca dal vraiment toogal ci biir kër gi waaw parents yi aussi ñu jël seeni responsabilité ci période campagne yi ndax Sénégal dañuy faral di wax bu élection amee xale yi dañuy réer dañuy dagg bopp yi dañuy def lii dañuy def laa dëgg laam du dëgg am naa yaakaar ni bu ma jëlee sama doom teg ci sama pooj am naa yaakaar ni leen balaa dara di dal ci kawam dana dal ci sama kaw ba pare suñ paat jërëjëf sëñ Pape Makhtar def naa ni jot nañu toog am njàngat ci loolu waaye comme xam naa ni tey ji loolu du suñu waxtaan danañ ci ñëwaat waaye li ci mën ci am rek ñu ngi jaale mbokk yooyu nga xam ni tey ji ñoo faatu ci yoonu Sédhiou bi ñi ngi wax ni ci cortège du président bi la président moom it mi ngi wax ni bokkul ci cortège am waaye lu ci mënti am rek defe naa ni ñooñu ay doomu Sénégal lañ yaakaar naa ni tey ji président candidat Macky Sall waroon na incliné wu wane ni moom moo jiite ñëpp ndax it ay homme de loi bu ñu daanoo balaa dara xew war nga mun a jóg incliné wu ci mémoire ñooñu ba pare doog a laalaat beneen wax ñu doog a éclaircir ndax it suñu problème Sénégal bokk na ci li ñu gën a sonal mooy bu mbir xewee du ñu def enquête bu du jeex xoolal ak yi fi xew yëpp amul benn bu am enquête damay joxe exemple rek ña faatu woon Mbour ña faatu woon ci stade bi génne nañu démb xaw ma tey ñu jotoon a jàpp ci stade ba waa Wakam bu mel ni loolu mun du mujj fenn ndax it bu ñu demee lu ci ëpp yëfu politicien lañ koy def bu waxtu yi jotee ñu nëppal akoon tentaare ñëpp pour delluwaat mu mel ni ku faatu rek yow yaa ñàkk sa bakkan loolu it lu mat a bàyyi xel la waaye nag tey sëñ Pape li ñu bëgg a dellu si rek moo di élection yi ñu jëm waxtaan ci campagne bi nga xam ni commencé na am na une semaine tey jii candidat yi wër nañu commencé nañ joxe seen programme waaye nag dinaa la wax dara man nag am naa ñu ma faral de neexul ba neexul nag am na ñoo xam ni dama leen tipo am naa ci candidat moom kooku moom il faut ma jël ko candidat Madické moom sama soppe la dafa bokk ci ñi nga xam ni vraiment campagne électorale bi bokk na ci ñi ko neexal daf may fàttali professeur Iba Der Thiam waaye bu ñu dellu see ci campagne bi rek j'espère que du kenn du ko jëlee ni damay tooñ wala damay sous-estimer dafa ni rek dafa bokk ci ñi nga xam ni vraiment dañoo saf xorom boole si nag provenir ni ñuy wax bokk ci doon ndar-ndar boo xam ni vraiment buy wax buy jëf vraiment boo leen seetaanee réseaux sociaux yi vraiment il est le chouchou du net defe naa ni ci côté boobu waaye du lenn lu dul suufeel ko wala dara suñ Pape élection yi li tax ma bëgg ñu waxtaan ci mooy bi ñu defee fichier électoral ba mu officiel léegi électeurs yi ils sont 6,683,043 première les grands électeurs mi ngi nekk Dakar ak 1,600,000 1,600,826 électeurs Thiès topp ci 901,216 électeurs Diourbel mooy Touba ak yooyu Bambey 589,015 Saint-Louis topp ci 504,867 Kaolack nekk 425,919 Louga nekk 414 Fatick nekk 322,290 xam nga ku ci topp 15e région mu di diaspora ñu nekk 309,592 te boo xoolee diaspora boobu ma yeggali Ziguinchor doogu ñëw ak 283,000 Matam topp ci 273 Tambacounda 251,000 Kaffrine 200,000 Kolda 220,000 Sédhiou ak Kédougou loolu mooy carte électorale u Sénégal tey jii boo xoolee maa ngi ziar bu baax sama sëriñ Ceddo Murit Sadex ndeysaan sànq ci bëccëg rek
ngi ci def émission daanaka ma bëgg ko tooñ di dugg ni di ko wax yaa ngi lanc sama lanc ndax tey jii lii laa fas yéene woon waxtaan. diaspora bi 309 000 lañu recensé wala boog ñoo jot a bindu mais boo xoolee mën naa ni presque 1,5 million wala lu ko topp buuxante nañ mënuñoo bindu wala amuñu possibilité bindu waaye diaspora boobu sëñ Pape tey jii buñ leen di xool bokkuñu ci programme li nga xam ni moo di élection yi amul benn candidat Idrissa Seck laa gisoon keroog mu def ci 3 points yooyu ma doon signalé jotoon naa ko signalé 3 points yooyu mu wax maanaam benn bi jëm ci plateforme boo xam ni da koy def pour ay documents léegi nit ñi dootuñu demati ci benn application lay def benn plateforme boo xam ni balaa ngay dem di renouveler say kayit da nga koy defar ba pare doog a dem mu mel ni comme système de passeport online bi nga xam ni moom la Italie am genre bu mel noonu c'est très possible et c'est une bonne chose d'ailleurs ak côté li nga xam ni moo di wàllu économie bi soriwu ci waaye laalaat tamit ci wàllu oto yi mu mel ni dañ ñooy yàpp daanaka candidat bu ci wax dama ni immigré yi dañu war a jël seenu yat làbbali ko ndax wala di ñu toppee di ñu campagnele ay oto wala ay financement ndax tey jii boo xoolee buñ la nee 2 millions d'immigrés ñoo nekk sénégalais ñoo nekk ci diaspora bi wala lu ko ëpp seen problème dëgg waxaguñ ko mu di problème mu xaalis bii nga xam ni sànq murit mi ngi koy wax moom la ñu yóbbu Sénégal tey jii bu Sénégal amee stabilité Pape Makhtar ci la bokk Pape Demba ci la bokk Sayer Cissé ci la bokk ndax mooy joxe dépense su këram weer wala bokk ñaari kër Sénégal yoo xam dana leen jox dépense weer ba pare boo moytul dana dimbali rakkam wala magam wala gorom boo xam ni këram dana ci def benn 20 000 par weer boo xam ni immigré yi ñoo ko yor. loolu tey jii mooy stabilité Sénégal parce que tey jii bu ñu lay wax ni la 100 millions de dollars wala 100 milliards yóbbu nañ ko 100 milliards yooyu amul lenn lu ci nekk investissement lépp xaalis la bu immigré yi di kos di taal ndax c'est un financement à la consommation tey jii amul benn gouvernement bu taxaw ñëw ni sénégalais man samay doom dama leen a bëgg a jëmmal dooleel leen ba fu ñu nekk nit ñi respecté leen tey jii buñ la waxee sénégalais yi ñu rey ci at yi weesu sa yaram day daw ñaari at yi lu ñu rey ci sénégalais xëy na gars yi dinañ dugg parce que j'aimerais bien que ñu dugg amul benn sénégalais buy war a dem procès gouvernement Sénégal jël avocat taxaw avocat bi tàmbali ci ba mu jeex indil Sénégal résultat taxaw ci kaw sénégalais yi joytu ko wane ko ni lii kat maa ko indil Sénégal tey jii dama lay jox ba cas bi mujj Livorno maa ngi dégg cas bu am Sardaigne fan yi soxna su fa faatu juróomi fan ba dañ mujj génnee yóbbu ko ci cimetière yi gars yi di rey seen bopp nu ñuy def ba gaawantu yóbbu ko Sénégal ndax foofu Sardaigne presque ñu ngi laaj 5 000 € pour mën a déplacer corps bi ëmb rek ci Zadul Musafir ci loolu laa doon waxtaan kon tey jii defe naa ni maanaam amaguñu benn gouvernement boo xam ni dafay ñëw taxaw ni dama bëgg a créer benn start modèle boo xam ni dafay doon un système modèle boo xam ni sénégalais de la diaspora ci la ñuy imiter parce que nag ñun Sénégal léegi immigration dafa bokk ci programme famille sénégalaise yi gis ñiy immigré du ndekku ñi gën a yàmbar boo xoolee ci famille que fa gën a jàmbaar la waa kër gi di dajaleel bu ñu nekkee ci ay conditions pour paasal ko mu dem ngir ëllëg dañuy am yaakaar mu am ristorne bu muy delloo si njaboot kon tey jii gouvernement war na mën a taxaw ne ñun dañu bëgg a créer un modèle d'immigration boo xam ni dina éviter gars yi jaar ci ndox mi dana éviter gars yi génn te duñu am diplôme dana éviter gars yi génn te duñu am métier waaye it dana canaliser xaalis bi nga xam ni moom la immigré yi di liggéey tekkal leen ay banque comme garantie wala mu créer compagnie boobu ngay wax ba nga xam ni mooy sa rêve yow
immigré yi war a mën a taxaw tey ji nekk un modèle boo xam ni nekk lu système de lobbying boo xam ni de l'Afrique du Sud jusqu'aux États-Unis d'Amérique. ñoom ñëpp ñooy bokkandoo seen pouvoir parce que tey ji bu ñu dañuy def seen états généraux ñu nekk fa lu ñëw ñu war a discuter seen xaalis bi ñu dajalee naka lañ ko war a dépenser ban système la ba yan kii la ñu war a jënd yan genre bourse lañ ko war a financer parce que loolu mooy économie Sénégal économie globale astafurlah. Mais est-ce que ñun suñuy gouvernement wala boog ñi ñu war a jiite boog dama ragal ni kon xëy na dañu war a changer système ndax it jaadu na tey jii ñu jéem a jël un immigré mu jéem a dem Sénégal jéem a essayer bokk ndax war naa mën a toog jël peut-être réew mi pour jéem a seet ndax dina ci prowaat ndax man dama gëm ni tey jii immigré politiciens yi nga xam ni ñooy laaj xëy na dëkk bi ñëpp nag am na côté boo xam ni tollooguñu fi sëñ Pape. waaw jërëjëf sëñ Pape développement bi vraiment am solo lool ndax nag sunu bopp la ñuy wax te xam nga li olof di wax loo xam sax ba bàcc laa xam boppam bu ñu ko tënkee ci politique rek ñun kenn duñu defal ndax yàgg nañ koo wax que ni fii ci réew mi fii état musu fi ñëw réew mi fii état musu fi ñëw fii ñi fiy ñëw mooy ay parti politique le parti au pouvoir ñoom bu ñu fi ñëwee seen i ñooñ lañuy jàmmaar lool seen i ñooñ la ñuy waxtaanal di leen wax fu financement yi nekk ak nangam mais li nga xamante ni moom moo jëm ci prévidence jëm ci lan mooy sunuy pension ëllëg naka la ñuy def ñun ba mën a ñibbi Sénégal mën a récupérer pension contribution yiñ doon verser fii ñu verser ñu ko Sénégal amoon na benn moment Italie jékki-jékki dagg ko gouvernement doxu ci syndicat Sénégal doxu ci syndicat bi fii commencé woon na ci dox ay jéego gis benn tayal bu taye syndicat Sénégal tayal man mii ba ma gisee moo di giro jamono yële ci ginnaaw suñu benn congrès maa ngi ci doon waxtaan ak moom ba mu ne ma boo ñëwee Sénégal fexeel ba nañu gisante maanaam gis nga valorisation de les remesses xaalis bi ñuy dugal te ñu xayma ko ñu ne ci 1000 milliards la toll ñu jàpp ni ñun ëpp na loolu dañ noo yemale foofu rek waaye ëpp na loolu te stabilité boobu ngay wax que ni stabilité sociale boobu nga xamante ni yow la man ak Mamadou Fatou Doudou ñun ñoo indi stabilité boobu ci sunu biir kër yi parce que ñoo yor sunu kër yi mairie yoreeluñu ko commune yoreeluñu ko keneen yoreeluñu ko gouvernement yoreeluñu ko loolu ñun yaakaar naa ni man yàgg naa ko wax fii créé wuñu une agence de la diaspora une agence boo xamante ni plateforme boobu Idrissa Seck man bokkuma ci Idrissa Seck mais li may ñor mooy lépp loo xamante ni mi ngi jëm ci immigration man dama koy accepter dama koy nangu ndax application boobu mu wax lu mën a nekk la mais application yorul immigré yi man je pense que immigré yi il est temps que dootuñu liggéey pour les immigrés mais il faut travailler avec les immigrés et travailler avec les immigrés peut-être du nekk yam ci plateforme benn application et cetera ndax tey Western Union ci boppam dafa créer application MoneyGram am na application am na ay immigré yu ciy dugg di def seeni transaction nangam ak nangam di ci fay xaalis donc il faut que ñun en tant que Sénégal en tant que le gouvernement du Sénégal ñu gis un leader politique boo xamante ni dafa indi beneen innovation xam ne ñii li ñuy dugal ci réew mi amul benn doomu aadama bu koy dugal ci réew mi te ñii kenn joxu leen cër bi nga xamante ni moom la ñu am ñii kenn delloowu leen njukkal bi nga xamante ni moom la ñu am ñii mooy sama doom yi nga xamante ni ña nga Europe ña nga Amérique ña nga Océanie ña nga Asie ña nga Afrique ña nga feneen ak feneen ñii ñooy ñi nga xamante ni amaana bu ñu amul alal war nañoo mën a dellu si ak expérience mën koo transférer sur les jeunes générations donc je pense que il faut que vision boobu am benn leader politique bu osé benn leader politique bu jël le destin en main xam ni ñun
fii ñu nekk nii expérience bi ñu am ci liggéey ak ci lu mu mënti doon ak ci àdduna aussi parce que tam ki nga xamante ni dafay tukki faaw mu xam àdduna tuuti ndax dund na tumuranke dund na lu neex dund na lu metti dund na façon dund bu nekk dund na ko te mi ngi àll donc je pense que bu ñibbee dëkkam même buy dund tumuranke sax mi ngi ci wetu njabootam kon je pense que il faut que ñu am innovation boobu gis benn leader politique bu ñu ñëw présenter un programme wan ñu ni programme bi lii la mais pas ay oto dinaa wàññi oto dinaa dugal oto dinaa yow oto yi boo ko wàññee it boo ko yéegalee at beeg boo ko defee nii du ñëpp a ko mën ndax am na immigré yu fi nekk yoo xamante ni loolu du seen soxla mais créer loo xamante ni vraiment ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax fii immigré bu fi nekk ngay liggéey ak ngay ñàkk liggéey nga am këyit ak nga ñàkk këyit lu mu bon boo ko deful weer wi ci topp di nga ko def waaw ndax ñi nga xamante ni sax am nañu problème mu liggéey nangam ak nangam lu ñu jot a taqale as néew ñu ngi koy jël di ko bokk ak seen njaboot te ci yoon yi rek lay jaar bu jaarul ci GP ba ma ngay jaar Western Union wala feneen ak feneen donc ci li ñu mën a tënk gën koo xam ni moteur yi ñu ngi ciy dugal alal joo xamante ni ñun gisuñu alal bi parce que delloo wuñu ko ci ñun te ñu ngi xaar ci suñuy gouvernement ñu yombalal ñu suñu retour ñu yombalal ñu suñu ay investissement te war nañoo mën a toll foo xamante ni war nañoo mën a autofinancer suñu bopp autofinancer sa bopp nag weesuwul nga créer benn mécanisme boo xamante ni da nga koy tuddee agence de la diaspora créer le moteur de la valorisation des remesses valorisation boobu nag immigré bu fa dugal xaalis yow ci nga bokk bu yàlla dimbalee ba nga dem ba am sa benn projet bu dëgër ay immigré ñoo fay liggéey këyit booy lijjanti Sénégal ñoom ngay jaar ñu lijjanti la ko parce que xam nañu njëriñu këyit fii ñoo gën a xam mairie boobu yow mi ne fii soxla extrait de naissance mairie boobu di la dawloo guddi ak bëccëg di xaar nga teg dara ci seen loxoog nangam ak nangam parce que bu boobaa du doxee noonu ndax immigré boobu suur na démb tey soog a ñëw dana lijjanti say mbir dana ko dox te it dana la ci dimbali dana la ci jàppale kon jaadu na ñun ñu am aussi une certaine maturité ci politique bi ni ñuy doxee nii actuellement bu ñu ñëwee wax ñu agriculture bu ñu ñëwee wax ñu leneen ak leneen bu ñu ñëwee wax ñu mais suñ pass 15e région bii ñu si lim sànq nii est-ce que gis nga ñaata région yoo xamante ni ñun li ñu am ci électorat ñoom sax amuñu te gëdd dañ leen jox sax kenn joxuñu ñu ko ñun ndax lu mu bon bon région yooyu lu mel ne Kédougou lu mel ne Ziguinchor lu mel ne Kolda ak feneen ña nga fay dem di fa def ay campagne di fa tuur loolu ak loolu te ñun suñu diaspora bi ñun ñoo fiy nekk rek ñii far fii ñii far fee kenn ku nekk di ut sa saal di meeting ak nangam au nom de quoi fan la ñu jëme ak lan la ñuy yokk président bi fi nekk amaana indil nañu nu mu tuddati sax suñu ñetti député yi xeebuñu ko mais je pense que bu ñu joxee ñetti député yoo xamante ni liggéey bi ñu war a liggéey kenn yombalul leen ko waaye ñoom it suñu ñetti député yooyu ñu ni fañ leen doon xaar gisuñu leen fa parce que tam jëf yi gis nga lu ñu teg baaraam bi ci góom bi dana méttee du métti waaye nañ ko ci teg rek xam ni faj ko rek moo ñu yëkkati parce que tamit suñu ñetti député yooyu yëpp fañ leen doon xaar gisuñu leen fa man de fa ma leen doon xaar gisuma leen fa xaw ma keneen nag waaye man maa ngi leen doon xaar à ce que bu ñu demee ba dellu si waat ñu wax ñu jafe-jafe yi ñu mën a nekk fee ndax ñun ñooy seen doole te ñun ñoo leen fal kon bu ñu demee foofu je pense que ñoom waruñu def en tant que sol benn kazak naam yëre politicien bi mais dañoo war a dem foofu nekk bàyyi faalu diaspora bi dafa mel ni am na mbokk mu dugg de suñu Pape asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum bisimilah yaa ngi ci ligne bi tur bi naka koy wootee. maa ngi wootee Brescia. tur bi naka la. tur bi naka la. Baye Fall Ndiaye. ah sëñ Baye Fall bisimilah. ñu ngi leen di ziare. ñu ngi delloo ziare sëñ Baye Fall. ñu ngi leen di ziare ñu ngi leen di ndokkeel bu baax. bisimilah sëñ Ndiaye bisimilah. dinañ ma dégg. bisimilah sëñ Ndiaye. mu mel ni day taxaw de. yow la ñuy déglu de rek lañ ci dégg.
waaw man maa ngi leen di ziare bu baax di leen ndokkeel. jërëjëf. ñu ngi rafetlu seen waxtaan wi danañ leen di faral di topp lu bëri man de lu ci gën a ci leen rek ci am mooy inspiration parce que man ñaare damay teel a tëdd li ci ëpp damay teel a tëdd waaye kii bu ma intéressé la beneen bi ngay def ci kii bi tamit maa ngi koy ci télé bi. dëgg la maa ngi koy topp maa ngi leen ci jaajëfal bu baax den ci jukkal. yoo xamal ni rek maanaam li ngeen di wax ni dafa am solo daal mais benn waar ndax ñi leen di déglu bëriwut daal ñi leen di déglu jamono moo demee noonu ak lu baax moo ñëwee doole noonu daal. fi mu bu ñu demee ci yeneen argument yi ak yeneen waxtaan yi nga xam ne si ne amul njariñ. wala feneen la jëm ci lu dul kii te pourtant yéen li ngeen boole nii dafa bokk ci dafa tege ci yoon ba noppi tege ci diine ba noppi di tamit ñoom li ñu soxla la mais xamu fi ngeen ko jaar la moom daal tumuranke na daal tumuranke trop tumuranke mais nag yàlla mi tax ngeen di def yàlla na leen yàlla fay daal amiin li ngeen di xeexit yàlla na ko yàlla jotal rek yàlla na ko yàlla jotal vraiment yàlla na ko yàlla jotal parce que ay njëriñ rek moo ci nekk daal surtout yow pap mii ni ndeysaan da nga ci sonn lool man damay topp say kii dama koy lay topp trop dama lay topp di la déglu macha allah daal ñu ngi koy rafetlu ñu ngi lay encouragé bu baax a baax di la xamal ni la ki war a wax moom na wax rek waaw war a wax na wax rek dégg nga ndax donte kenn moo ciy jariñoot yàlla mën na la cee fay tuyaaba te bis boo gisee tuyaaba ja di nga xam ni amoon na njariñ dégg nga wax bi. dëgg la waaw ñàkk jëye kii moom bu ko gis daal waxal rek. loolu toujours émission yu mel ni loolu laa wax sëñ Mamadou loolu laa wax sëñ Fambaye Sam. ñu war a wax rek. waaw léegi moom yow bu fekkee kenn sax wax nga ñaar yoon wala ñett kenn jariñ ci sax moo gën bañ jëye kii daal. dëgg la. waaw vraiment man daal kii naa ci quoi gis naa ci sama bopp trop li ma ci am lu ma naqar mooy lii rek nii mooy li ma la wax nii maanaam nit ñi duñ leen déglu nit ñi duñ leen topp jaaxal na ma daal mais lu baax moo mel noonu. surtout suñu jamono bii li ngeen doon wax ci politique bi tamit comme gis nga comme li may wax nii xam nga léegi yow man bi ma jotee déglu rek li nga wax nii li nga ci kii nii effectivement man. topp ma campagne bi sax ndax man awma jot gi man li ma ci xool daanaka lu néew la ci bu ma duggee ci réseaux sociaux yi tuuti laa ciy gis waaye bu dee télé wala yooyu topp ma ko waaye comme li nga wax nii rek man maa ngi ko ci door a seetlu effectivement man dégguma ci benn kii boo xam ni menu Idriss Seck laa ci dégg ñu ni wax na ci comme yooyu ngay wax noonu defe naa ak ay affaire oto yi loolu laa ci dégg ci ku ko ci wax dégguma ci keneen mel ni waa diaspora bi moom ñoom bokkuñu daal inspiration vraiment affaire bu métti la nag affaire bu métti la nag wax yàlla métti na trop ndax li ñuy daj fii comprendre nga ak li ñuy daj ak li ñuy dugal ci alal comprendre nga ni ñu sonne vraiment daal yàlla man daal damay wax toujours nii sax ñun mission lañ nekk quoi ñun ñu nekk kii mission boobu nag yàlla ko yàlla gaaw a matal te yàlla mi ñu ko tegit yàlla na ko gis te nangu ko daal loolu rek laay wax toujours gaañi mais beneen kii mu ci daal li ma bëgg daal daanaka xam ngeen ko maa ngi leen di encouragé di leen ndokkeel bu baax a baax a baax. jërëjëf Ndiaye dafa mel ni sëñ Dame mi ngi ci ligne bi. waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw jawriñ ñoo ngi leen di seede bu baax Dame Gueye la prévision. waaw sëñ Dame Gueye ñu ngi dégg namoon nañu la. waaw ñu ngi leen di seede bu baax a baax. jërëjëf. waaw di rafetlu liggéey bi. waaw di siyaare sunu jawriñ sëriñ Mamadou buñ ko waxee rek xam naa dana yóbbaale ñëpp. sëriñ Ibrahima Ndiaye xelal bu ko defee yóbbaale ñeen mbokk ci des yëpp rek. waaw di jaale sunu mbokk yooyu gaañu Sénégal comme ni ngeen ko waxee. wax dëgg yàlla métti na lool waaye comme ni nga ko waxee mais moom dafa mel ni daal na ma yàlla baal ci waxee yi mais ñoom daal maanaam mbakkoon nit daal ñoom pour ñoom maanaam comme ay animal sax tubaab bi da ngay gis même buñ doon campagne am xar sax buñ ko féree dañuy taxaw am xar. waaw mais nag lu toll na juróom-benn nit faatu ci biir Dakar capitale Dakar kooku ñoom ñëpp waroon nañoo arrêté taxaw wax ci ba ñëpp xam ne naqaru nañ ko ñu doon ko nekk seen campagne.
maanaam li ci gën a metti sax mooy njabootu lëmm la. waaw njabootu lëmm la man. tey jii boo ko xoolee kuy campagne da ngay yore ay musique. waaw dëgg la ñu. yaakaar ni sax jaadu woon na bés boobu. donte sax mënuñoo bañ a campagne ndax li ñu am ci bés yi bariwul 20 jours ñu teg sax alxuraan bu ñu demee. wallaay nañu def ñaan nañu defal dog ñi faatu. ndax yooyu dafa am solo te nit ñi dañ koy c'est-à-dire tey jii. man damay gis neexul ba neexula damay gis da ngeen di xool bu kilifa faatoo ci politiciens yi. waaw. dañ koy teg premier journal télévisé président de la république wala ay ministre dem. daanaka boo leen xoolee njaal yooyu moom la ñu wooyee les njaal présidentiel. waaw campagne yàlla dañ fa dem defalam seen campagne. dafa tribune ku nekk wax. waaye tey jii le citoyen lambda dafa mel ni kenn considéré wu ko tey jii. comme ni ma ko waxee ci ñun diaspora bi rek tey jii. bu doon ñun ñii diaspora bi ku ci faatu dem. ci yoon da ngay gis bu doon dëkk yi da ngay gis kilifa état da lay recevoir day taxaw ci sa kanamu cercle yi. léeg-léeg tey sax ñiy liggéey ñi daanu ci teel mooy comme ñu ne dañ leen di décorer balaa ñu leen di denc. mais ba dañ man de musuma gis musuguma ko gis bokk xëy na mën na am dégguma ko. ñu ne fin d'année jot na président de la république di décorer les sénégalais modèles. ñu jël des émigrés dugal leen ci biir. gisaguma ko. président de la république nag gisaguma ko mën na am nag. ndax mën naa juum. waaw man de mosuma gis sëñ Pape affaire bi daal moom man pour man li ma koy waxee toujours mooy mbéjum kanam borom gis nga caaxaan dama dëgg tegu comme ni ko sëñ Pape moom mu waxee tegu ñu fenn état saa bu ñëwee fii seeni militants ñoo leen fi indi mais Sénégal yi seen bopp andiwuñ leen fi. waaw mais Baye Fall. xam nga état. bi yoon candidat la. waaw. waaye yeneen candidats yi aussi. lan la ñu proposé. waaw dara. loolu tamit dafa mat a bàyyi xel ñu waxtaan ci. c'est-à-dire bëgguma ñu jël débat bi. ni état deful dara. c'est-à-dire ñun diaspora bi. parce que aussi. maa ngi ziar bu baax sama mag Ali Baba mi ngi may envoyé léegi message. di wax maanaam histoire vote immigré yi lan moo ko joxe depuis 93. bi nga xam ni sénégalais de l'extérieur yi rawatina ñu nekk Italie. ñoo xeex ba jox ko immigré yi nekk ci adduna bi. waaye vote boobu. daf ñoo tasaare ndax Italie maanaam bu njëkk ba. immigré benn buum lañu woon waaye nag ba fi politiciens yi duggee ba léegi. mag ak rakk ñi ngi xeex. dañoo tasaare. Facebook bi man tey damaa commencé daanaka di bloquer ay nit. ndax boo waxee pouvoir parti au pouvoir ñu ne da nga leen a contre. nga wax candidat opposition ñu ne da ngaa transhumé. kon tey jii dañu dem ba nga xam ni. ñun xamatuñu ñun immigré yi lan mooy sunu warugar ak ban taxawaay la ñu war a am. non parti politique yi bi ñu ñëwee sunu biir ñun fii ndax ñun fii bi ñu fi ñëw parti indiwuñu fi ñun ñoo fi indi sunu bopp. dëgg la. waaye nag parti yi ñu fekk dañ ñoo xar. communautaire bi xawoon a amakus lëf dañ koo tas. dëgg la mooy seen force suñ pap. waaw loolu maanaam ñoom loolu moo leen arrangé. loolu gis nga arrangé wu leen. voilà gis nga sëñ Gaye loolu yàgg naa ko wax gis nga ñun suñu ànd doon benn tey. waaw arrangé wul sax suñu gouvernement. arrangé wu leen. arrangé wul sax suñu gouvernement. suñu gouvernement li leen arrangé mooy bu ñu demee Afrique am lu ñu leen dig bu ñu ñëwee Europe am lu ñu leen dig. bu ñu demee Milan dañuy dig waa Milan. loolu la ñuy dig waa Sicilia de. waaw kon ñun suñu ànd. en tout cas. ci loolu ne ñun la ñu war a noot suñu bopp. waaw ñun suñu bopp ñoo war a seet suñu bopp nga xam ne cooli mooy bari kenn duñu defal dara ñun ñoo war a seet suñu yoonu bopp fii buñ fi amewul dara it war nañu fee mën a xamee dara. tey man dama doon xaar. te xam nga Ablaye Wade junjoon na fi ay boycottu élection nangam. waaw waaye man damay woo suma bopp immigré yi. élection yii taxul may wax. waaye yéen élection yii di ñëw xamuñu kan mooy toog xamuñu kan lay doon yàlla rek suñu borom moom moo xam. waaw balay booba ñu ànd ñu defaru. nañu defaru ba doon say. balay booba nañu defaru ba jox benn signal suñu ay gouvernement. waaw kay ay bu ngeen ñu joxul cër bi nga xamante ni moom la ñu moom fii soxlaatuñu seeni élection.
dëgg la parce que man dama yaakaaroon ne campagne bu jubee candidat maanaam kenn ku nekk ñoom dafa war a ñëw andi programme wan ñu ko kenn ku nekk ñun xool maanaam yow kii ban programme moo la ci gën a arrangé mais man gisuma fi kenn ku ñëw andi programme. déedéet ndax ñun ba Sénégalais bi nekk Sénégal. waaw maanaam ute boobu ñuy utalee. loolu moo jaaduwul. dafa feeñ ba ci politique yi nga xamante ni moom la ñuy def. parce que. mënoo ma defalee nga ni 15e région la man li ma yore ci électorat li ma yore ci ay ñu war a dem voté ji. tool ñoo ëpp ñu nekk Ziguinchor te cër ba nga jox Ziguinchor jox ko Kédougou jox ko Kolda jox ko beneen kii joxoo ma ko man bii. joxuñu cër de joxuñu cër waaw. di ma dee ay financement yu nekk fee ay financement yu nekk fële. waaw su ma demee ba am projet wala préparer sama retour au niveau du Sénégal. yaakaar naa ne 1 million de francs nga ma war a financer. man 1 million de francs yëpp wul Sénégal. donc nañu waxtaan ci du sérieux vraiment. non moom daal xam naa ne comme ni nga ko waxee élection yi moom jàll na ba pare li am xaw ma kuy gagné mais moom yii moom mënatuñ cee def dara. mais war ñoo xool nag. bul wax loolu. Baye Fall. fekk ñi ngi wax ni raw nañ ñu rek mënuñoo def dara. élection yi weesoogul le 24 la ñuy wote. kenn gañeegul. non dëgg la. ku ci nekk da nga xam nga tey jii. boo nee man. sama kàddu amul solo rek. non man moom xam naa ki may wateel man moom jaa xam na jël naa amul kenn droit wax ni diw gagné na ba pare wala nangam yi def na ba pare. sunu ñun signal bi ñu war a joxe ñun immigré yi dañ ko war a joxe. waa Sénégal li ñuy wax. la war a xew waaye nag ni yi fi dem na ba pare. loolu du nit koo xam ni. yaa ngi nangu maanaam bu dara amee boo bëggee changer. yow contribué wul ci ñi indi. li may waxee mooy li mu wax léegi foofu laay waxee dama ko wax ne maam élection yi moom ni ñu war a organiser wu ñu waa gestion bi mënatuñu organiser noonu mais yeneen élection yi ñëw laa wax pour ñun suñu kàddu di génn foofu laay waxee quoi. nan ko waajal. waaw nañu waajal ko. ñu gën ko waajal. foofu laay waxee ne yii moom ma élection yi yow yu nekk xam naa li may def ñu ko xamee. mais ni ñu war a dajaloo ba nekk benn baat nga ne genn kàddu lañ ñu ne diw mooy suñu kàddu loolu laa wax ndax gars yi dañ ñoo diviser ba pare. waaw. nan ko waajal rek. loolu waaw dañ ko waajal loolu maa ngi jox dañ di kon yéen bokk taalibe ci biir ñu ngi leen di siyaare bu baax. jërëjëf sëñ Ba jërëjëf waaw di jaale mbokk yi gaañu Sénégal yàlla yërëm leen rek quoi. jërëjëf sëñ Pape. waaw sëñ Pape maanaam gis nga li olof yi wax montre yu baax yi ko bokk heure li la nax ma moo naqari gaañ yi ñi yewlu sax wax dëgg yàlla bari nañu te gaañ yi kenn ku ci nekk boo laalee xol bi am na lu góom bu koy metti ndax ñàkk bi nga xamante ni ñàkk nañu koo wekk te ci benn wàll wi boo koy xool xëy na ñun suñu doxin la ndax nag bukki bu wetee gaynde rek ci doxin wala loolu tax sax man woote boobu ma di ko woote pour que ñu waajal yeneen élection yi di ñëw am benn taxawaay bu mat sëkk ba nga xamante ni daañu tiital sax koo xamante ni mu ngi yóotulaat dara ëllëg xam ni diaspora bii kat 15e région la diaspora bii kat nañ ko jox cër bi nga xamante ni moom la moom ñëw toog ak ñun immigré yëpp nag tënku ci ab kuréel boo xamante ni dara yëkkatiwu ko lu dul dox ci yitte waa diaspora bi ngir yàlla ak yonent bi rek yàlla rek yow tax ngay def te it am naa yaakaar ni ñu ngi ciy dox ay jéego du doon lu gaaw du doon loo xamante ni du jour au lendemain la ñu ngi ciy dox ay jéego ñu ngi ñaan yàlla suñu borom rek mu yombalal ñu te it immigré yi tamit am oyof bi surtout buñ leen woowee bu ñuy def état généraux de la diaspora sénégalaise en Italie ñu woo leen ci nunu ñëw luum ci mën ci doon nañ ci dégganteeg nit ñi bu ko defee parce que gis nga dans le désordre bi ñu nekk nii ñun la diaspora pour ñu revendiquer dara c'est très difficile parce que ça s'est vu même xam nga man critiqué woon naa forme bi nga xamante ni noonu la ñu falee sax parlementaire yi dem maanaam député yi dem représenté ñu parce que un député bu jóge ci parti mais bu jógee ci diaspora bi naka lay mën a contrer benn politique bu baax boo xamante ni mouvance présidentielle bi moom moo ko def mais dafay dem contre son parti
mais bu fekkee yow da ngaa jóg diaspora bi ñoom ñoo la fal pas ay ci biir parti mais diaspora bi def ay préliminaire jël ay nit yoo xamante ni ñooñu lañu copte ni ñii ak ñii ñu def ay préliminaire ba egg ci càppaandaw bi def ko Emilia Romagna def ko Toscana def ko feneen ak feneen bu ñu paree boolewaat ñooñu ñëpp def ko c'est un travail à longue haleine mais daf koy jar parce que man je suis contre ñu jëlee député yi vraiment ci ay parti politique parce que c'est très difficile pour ñu yombalal leen seen liggéey parce que suñu grand Nango Seck suñu jigéen Mame Diarra Fam wala kan bu ñu demee tey ji au niveau du consulat tey ji nga def yaakaaroo ni waruñu woon am ñoom benn bureau boo xamante ni war nañ faa toog nit ñi di leen ko fekk di leen wax seen mbëleen ak nangam ñu war ko jël di ko yóbbu mais amuñu ko tey lan moo ko waral parce que consulat bi ka fa nekk amaana xëy na sax ñun ñëpp xam nañ ko ñu ngi bokk ci parti au pouvoir xajal kooku pour moom defet la xajal kooku nit ñi di rang di ñëw ci bureau Nango Seck loolu problème la ci moom donc bu fekkee ne profil la boo xamante ni liggéeyal état moom moo koy yëkkati liggéeyal diaspora moom moo koy yëkkati xëy na xar kanam bi dina soppeeku donc man je pense que foofu la ñu war a doxee mais pas parti partisan rek affaire parti rek nit ñi dañoo sonn ci loolu dem nañu ba tey jii même ci àdduna bi idéologie politique dafa dem ba dafa jeex amatul parce que Italie wane na xar kanam bi fii moom moo fi nekkoon yàggul bi ñu fi jógee politique yi ñu doon def ay politique yi pessimé politique lañ doon def politique yoo xamante ni waa droite bi ñoo ko daan def ci immigration ak ci liggéey ak lu mu mënti doon te ñoom ñooy parti yi nga xamante ni ñoom ñoo daan jóg seen idéologie moo doon dimbali les prolétaires ñu dem ba nga xamante ni dimbali te ñu prolétaires yi politique yi ñu daan def mooy politique buy jàppale di dimbali patron yi pour que patron yi gën a enrichir donc idéologie ci boppam moom la ñu war a dépasser indi beneen innovation jëmale ko ci diaspora bi parce que diaspora bi en a besoin rawatina nag ñu yor bi suñu ay doom yoo xamante ni gis nga dans 10 ans da ngay gis suñu doom yoo xamante ni ñoom ñooy yore koom-koomu Italie parce que suñu réew la ñoo liggéeyul doxuñu ci loo xamante ni ñu yombalal xale yi pour que ñu dellu def un retour là où ñu ngi wax au Sénégal pétrole là où ñu ngi wax au Sénégal gaz te bu ëllëgee ay jàmbur la ñuy jël ay naar ak ay tubaab ak ay nangam. mais vieux. vieux ñun dañu am pétrole ba pare pétrole li gën pétrole dañ ko am doog am pétrole. waaw. mais Sénégal depuis bi mu amee ba léegi boo xoolee. ressource bi ko gën a téye mooy diaspora bi. te ressource boobu du jeex. ndax jamono ji ni ma ko waxee woon sànq. première ñu ngi ci deuxième troisième génération d'immigration. yore think tank yoo xam ni fii. am ay doom yoo xam ni ñi ngi am ay bagage technique yor background boo xam ni. ko wax tey jii maa ngi la koy wax keroog ni la. dëkk boo dem fekk fa ay intellectuel sénégalais yoo xam ni. moo xam fa la ñu juddoo wala seen i maam ñoo cosaanoo Sénégal. tey jii ñu nekk ci ay institution yu dëkk ba nekk. dëkk boobu di leen jariñoo te joxu leen gëdd ba mu leen waroon a jox. tey jii nga xam ni bu ñu amoon tey jii des présidents patriotes waroon nañu mën a taxawaat suñu dëkk defar ko ndax suñu dëkk manqué wuñu dara sëñ bi. manqué wuñu dara mais dëgg taxawaay ba nga xam ni diaspora bi moom la war a am dëkk bi amu ko président yi ku ñëw looy def fexe ba boo gisee ñu baax nga jël leen dugal leen sa parti nga xam ni sa parti moo leen di jariñoo parce que loolu aussi dañ ko war a xeex tey jii war nañu am ay sénégalais yoo xam ni Sénégal moo leen di jariñoo dañu war a nekk njaaxaanaay tey jii damay joxe exemple bu ndaw xoolal technicien ay technocrates yi nga xam ni dañu nekk ci gouvernement yi jaar fa nekkoon pété di farfarloo ba nga xam ni tey jii bu kooku daanoo daanaka dañuy mujjee aral ma dugal bàyyi ma jeggali ku mel ni tey jii professeur Madior xaw ma nu mu tudd ministre de la justice mais kooku c'était un constitutionnaliste estimé de tous les parts de tous les côtés
tey jii dem na ba nga xam ni waroon na mën a dugg ci gouvernement bi nekk ci ba pare nekk un technocrate neutre boo xam ni bés bu fi gouvernement bi jógee mu continuer waat di jariñ Sénégal mais tey jii un professeur bu mel noonu dama la koy wax ak keneen ñu jaar ci Abdoulaye Wade tey jii kenn rek lañ ko mën a wax mu di l'ancien ministre de la santé nga xam ni jaar na ci Abdoulaye Wade ñëw jaar ci Macky Sall mu leer la ni tey jii bés bu fi Macky Sall jógee woon keneen woowaat ko kenn du ci am xel ñaar mu di professeur kii nu ministre de dama fàtte tur bi te mu yore turu catholique bi te mu sant Seck tey jii ñooñu Eva Marie Coll Seck Eva Marie Coll tey jii Sénégal dafa war a am dañu war a am genre yu mel noonu tey jii dafa mel ni tey jii nga jël un Baye Diouf wala man wala yow ñu ñëw taxaw ni dañuy jàppale fii parti mais dañuy laal conscience su sénégalais yi donte am nañu droit critiquer man damay critiquer ku ma neex mais nag du ma taxaw ni maa ngi jàppale aucun parti parce que tey jii ñun suñu rôle mooy tey jii ku fi nekk tey ak ku fi nekk ëllëg la ñu yàmbale dañu war a taxaw boo nekkulee ci yoon ñu taxaw dénoncé la Baye Diouf yaa ngi ci biir bisimilah grand. asalaamaaleykum Pape. waaleykum salaam. maa ngi nuyu Pape Tall ak ñi leen di déglu yëpp à chaque fois nag dama doon fàtte di nuyu Serigne Mbaye ak sëñ Mouhamadane maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñoom it. maa ngi suivre donc seen waxtaan yi tey damaa xaw a soj moo tax ma yéex a dugg mais nag waxtaan bi neex na te ni ngeen ko defee foog naa ne loolu dañuy ñaan parce que nag diaspora comme ni ngeen ko waxee am nañ 300,000 votants lañ su dee Italie peut-être motuñ 40,000 li soriwuñ 40,000 yi. waaye nag kenn du ñu mesurer ci poids ci nombre physique bi mais poids bi ñu am ci économie sénégalaise. Je pense que problème yi diaspora parti politique yi ko prendre en charge peut-être waaw ñun ñëpp parce que problème bi ñun ñëpp ñoo ko bokk mais bi ci politique duggee rek ak intérêt politique surtout nag depuis que on a promis des immigrés dans les consulats chacun se sent légitime de pouvoir un jour de devenir consul wala ambassadeur foog naa ni loolu moo indi mbir mu mais Baye doguma la loolu nga wax noonu dernière notice boobu mi ngi toj dëkk yi man sama dëkk bii ma nekk fi mu ne nii mi ngi koy waajal lëmbale ndax ñu ngi waaj a proposé des noms sénégalais yoo xam ni daanaka bés bu ñu leen nommé consulat ci consulat yi fii ça risque d'être des scandales waaw maa ngi ci waaw non tout à fait c'est-à-dire que depuis que le président Macky Sall a commencé de mener les membres de son parti je ne dis pas des immigrés des membres immigrés de son parti loolu dafa indi ñëpp dem dugg ci parti yi pour mën am poste waaw parce que dëgg la donc mu wone rek donc suñ problème
ak suñu réew mu ngi nekk ci man ci ñetti point mooy les documents yi nga xam ne moom la ñuy soxla fii que mu am ci célérité. C'est vrai que passeport am na des améliorations depuis quelques années par rapport ak temps bu njëkk ba. Donc deuxièmement man li ma xalaat mooy social bi. On ne dit pas que l'état du Sénégal dafa war a jël ay moyens yu bëri jox ñu ko parce que ce serait pas juste aussi ça venant de, mais au moins nous mettre en place des structures de protection sociale et de défense sociale, surtout dans les ambassades et les consulats. te loolu wax dëgg yàlla il faut nga jox ko ñu xam dëkk bi ñu xam liggéey bi. Comme je dis du question xaalis aussi parce que nag fii le système social est très développé en Italie. Le système social parfois s'il collabore bien li may wax ci ñoo xam ne dem man en waaw li nga loolu fa naa ne nangu xale yi yëpp gis nañ maanaam su dee Brescia retiré nañ 17 mais la woon peut-être sur toute l'Italie au moins 100 enfants. Sans compter les divorces. Voilà, sans compter tout ce phénomène là les divorces. Voilà. Les divorces yi nga xam ne dafay dem ba procès. ñu xale yi ñuy xëccoo famille di xëccoo xale yi démb rek maa ngi ciy def émission ci Touba Monde bi lu yéeme te duñ ko wax pratiquement. Non mais le problème des divorces da nga rek le problème des couples. Le problème des couples, c'est vraiment tous les jours nga dégg ma dégg ci nit ooma ci ay suma jëkkër lii la ma def ak ay suma jëkkër mais loolu yëpp xam nga suñu problème dafa yomb individuel xam ne yii la léegi nag li ñu doon ñaan rek mooy pas gouvernement Sénégal ñëw defal ñu lépp mais jàpp ci suñu mbagg comme man dama yàgg di wax nañ leen defaral suñu bopp mooy suma philosophie. Mais nag lu ñu defaral suñu bopp il faut que ki nga xam ne mooy autorité sénégalaise ñu jàpp ci suñu mbagg. Donc man foog naa ne loolu mooy te nag c'est pas des milliards qu'on demande à l'État du Sénégal vraiment. L'État du Sénégal je sais que dépense beaucoup d'argent au niveau des ambassades des salaires ak yu mel noonu mais nag dañoo war a jël ay nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla dëkk bi xam ne ñu ñuy demee ñuy collaborer ak ñoom. Quand je le dis, je sais pas je dis qu'il faut nommer des personnes à des ambassades. Man, à mon âge, dépassé mais gis naa fi ay nit yoo xam ne même sur des collaborations externes lay doon la collaboration externe pas embauché directement mais collaboration externe l'administration italienne le fait, les communes le font. Collaboration externe non seulement dina gën alléger personnel diplomatique mais dina indi plus d'efficacité parce que problème yi xale yi jigéen ñi seen couple sénégalais yu bëri suñu nangu seen doom dañuy perdre duñ xam comment mouvoir foo naa ne waroon na
erreur bi ñuy def rek mooy ku ci nekk rek am say ambition personnelle de da ngay political parti sénégalais. Alors la dernière information que j'ai eue ce matin mu war a nekk peut-être un scoop mooy un des candidats par foog naa ne on peut citer le nom mooy ki ngay wax sa xarit la man it doomu Ndar bi man it neex na ma trop ni muy waxee. non mooy sama mascotte mooy sama mascotte. waaw. daanuma passage yu temps d'antenne vraiment. dégg naa ne il doit avant tout mooy du saaga. waaw. ñaaw te it waxam dafa neex a dégg vraiment loolu rek moo nekk. waaw donc on le dit naturellement on le dit pas parce qu'on veut le supporter on va appeler à votre nom mais je pense que librement mën nañ di analyser discours yi nit ñi ni ñuy wax ak yu mel noonu pour faire réfléchir les personnes donc dégg naa ne il va laisser sa campagne ñëw Brescia muy une première dans une campagne foog naa qu'un candidat loolu spécial la. waaw loolu ce sera une première te nag Italie rek lay ñëw delluwaat Sénégal. donc su ko war ne mais moom jotul def campagne à l'extérieur waaw jotu koo def mais dégg naa ne enfin l'information n'est pas encore je ne peux pas l'affirmer mais gars yi ànd ak moom nee nañ ma war na fee ñëw fii ak le 16 sax la ñu wax ne dina fi ñëw def fi campagne. évidemment loolu su amee au moins dina attirer peut-être. ñi ànd ak moom fii ci Italie dama leen wax ne wax dëgg yàlla lii de su amee dinañu sargal ñun waa Italie ñun waa diaspora dinañu neex parce que nag suñu baat dina dem ci biir campagne bi parce que foog naa ne ci 7 minutes yi ñu koy may ci RTS dina ci boole 7 minutes yi nga xam ne dina ci boole son passage en Italie donc gisuñ daal jusqu'à présent poids bi nga xam ne am nañ ko économiquement ci biir Sénégal liñ gisugul daal mooy poids boobu amaguñ ko ci campagne bi évidemment les politiciens xam nga ñoom fi ëpp nit rek la ñuy gën calculer muy diggante Dakar ak Diourbel waaye nag ñi nga xam ne ñoo leen représenté ñoom ñoo waroon au moins di animer ay débat sans nekk ci attaque personnelle yi comme ni nga ko waxee tey soo waxee benn candidat lu baax ci Macky Sall ñu ne kii dem na fekki Macky Sall soo critiqué soo waxee lu baax ci Sonko waa Macky Sall yi mere la soo waxee lu baax ci beneen parti bi waa non du noonu je pense que ku ci nekk am nga ce choix personnel boo xam ne soo duggee ci mbañ gàcce gi ku la neex nga wateel ok mais nag ça ne veut pas dire que kenn warul wax sa opinion sur les choses moi j'évite même de développer idées yi may sànni j'évite même de les développer parce que soo ko développer nit attaqué la dal ci sa kaw mais dama leen wax rek diaspora bi kuñ mën voteel problème yi benn la waaw kuñ mën voteel nag problème ñetti problème yi ma wax beneen problème bi ñetteeli problème bi moo di ne ñëpp gis nañ ñun ñëpp suñ demee Sénégal vacances dañuy am problème d'adaptation pour toppatoo suñuy këyit pour toppatoo suñuy affaire nga xam ne ñoom ñu prendre ko en lu mun a ku neex ku la bañ di tàccu parce que nag homme politique ku ngeen mën a voter xam ne niti njaay la niti neen la waaw niti neen la te c'est pas un super homme amu fi politicien nag même naka ña ko wateel nañ mel rek noonu lay mel waaw suñ jëlee nit def ko comme un génie wala def ko un messie su yeewoo lu ko neex mu def mu di mais nag su fekkee ni ci njëlbeen bi gëstu nañ di ko wax lii lañ bëgg mu jël ci engagement man normalement politicien bu waroon ñëw fii jarul ngay meeting demal xool fi Sénégalais yi nekk nga waxtaan ak ñoom nga clôturer ko benn réunion boo xam ne dañuy wax programme ba mémorandum jox la ko nga jël ci engagement loolu mooy affaire politique mais pas tàcc ci hôtel wax tàcc ci hôtel comme ni ma leen di dalee souvent
même ni ku nekk biir Sénégal wax dëgg yàlla loolu erreur la. sëñ Pape maa ngi jégalu xam naa ne. waaw mais yow ban proposition ngay lancé boo xam ni yaakaar nga ni tey jii parce que jamono ji waxuma parti politique yi nekk fee mais suñu politiciens yi nga xam ni ñoo nekk fii. parce que man gis naa ni yoon wi ñu nekk ñoom ñëpp baaxul. waaw. ñu ngi leen di dégg bu politique bu campagne amee rek. waaw. parti au pouvoir bi boo leen déggee lu ci ëpp ay campagne de financement la ñuy def. waaw est-ce que yaakaaroon ni jot na ñu toog. ndax it réalité yi am Sénégal mais amul fii. animosité bi Sénégal di dund ñun waruñu ko dund. est-ce que jarul ñu jóg toog. vraiment toogaat waxtaan. ñun ñi nekk société civile sax bu jaree ñu dox ko ba nga xam ni. mais au moins dañ ci bind benn mémorandum boo xam ni dañ koy teg ni ñun ñi lii mooy soxla. comme Italie dafa yàgg nekk. doonte ñun ay borom xam-xam nekkuñu fi ñëpp xam nañ ko. mais bataille buy am ci diaspora bi boo xoolee Italie lay tàmbale. ba ci électeurs yi ñu am. droit de vote bi ñu am. sànq Ali Baba mi may nettali histoire bi. 93 ak yeneen ak yeneen xeexu 90 yeneen ak yeneen ndax jaaduwul ñu jóg toog woowaat parti politique yi ndax man fii dama koy seede. xam nga campagne carte d'identité yi. maa ngi dajeeg parti au pouvoir parti yi nekk fii mani leen. fekk candidature législative commencé ko man leen boo leen ma déggaloon de da ngeen di lancer une candidature unique parti yëpp mu doon un signal fort pour la diaspora. c'est exact xam nga. mais nag gars yi dégguñu ma. boobu ku nekk yaa ngi de sa côté. waaw xam nga Pape en 2012 élection 2000 j'avais organisé à Bergamo ni ñu koy waxee ci ASOSB ci siège ASOSB et j'avais invité tous les représentants des partis pour ku ci nekk wax sa candidat sa programme nan la taxawee dëgg yàlla nit ñu rafetlu ko. J'ai pas pu le faire en 2017 ci législative yi mais en beneen association te Nafi Dramé jiite ko ñoom organisé woon nañ ko ci benn hôtel fii ci Milan dégg naa ne aussi samedi prochain dinañ ko organiser bu mel noonu Casa de la Carità. Je pense que loolu mais surtout nag ñëpp xam nañ ne fii ci réew mi comme li xewoon 2017 ci législative yi problème yi ni ñu koy waxati problème yi carte yeeg bureau bi dafa am indi woon problème ba yenn zone yi sax ay xeex ak xuloo naroon nañ fa am di fàttali nit ñi rek ne leen élection suñ koy wax pour suñ réew buñ foog ne ñu ngi suñ réew nekkuñ suñ réew bitim réew lañ nekk te suñuy dem élection suñ image réew dañ koy war a sauvegarder donc loolu lay wax je pense que parfois gars yi dañuy manquer expertise xam nga man ak yow wax nañ fi un jour mais ñu gisee carte électorale bi gis Arezzo benn électeur Prato ñaar foo naa ne sa dëkk ba 24 moo fa nekk je ne me rappelle pas waaw xam nga suñ commencé woon dès maintenant ñoom surtout l'opposition ñu commencé xool tous les problèmes susceptibles de survenir le jour du vote ñu commencé ci étudier commencé ci waxtaan commencé ci def doxin ak l'autorité consulaire wala l'autorité diplomatique xam nga problème yu bëri dina wàññeeku mais dañuy coow jour ba ñu gën a tàngal Bergamo ci vote yi dégg naa ne presque 3 heures lañ commencé wote parce que gars yi sax tour nañ fa ay carte électorale xam nga loolu rafetul ci réewu jàmbur rafetul parce que nag préfecture yi commune yi jox la kii ba noppi loolu day tax ëllëg dégg naa ci benn interview madame consul mais problème bi am mooy fu ñu laajte ñu ne la mais yéen da ngeen di yàq il décore da ngeen koy yàq ak yu gën noonu bon loolu nag wax dëgg yàlla dañ ko war a bañ foog naa ne daal l'élection présidentielle ce n'est pas de président de la République du Sénégal mënul régler problème immigré yi yëpp mënu ko mais nag am nañ yoo xam ne war nañ ko cee song ku mën a doon nag war nañ ko cee song pour que ëllëg suñu parce que xam nga affaire yi politique ay intérêt la et intérêt de groupe
de intérêt de groupe donc président bi falo bi ñu ko faloo première décision bi mu jëloon mooy problème oto yi comme peut-être les vendeurs peut-être les vendeurs les importateurs de voitures gis nga Baye waaw accident yi am Sénégal ba ci accident bi mujj ndaw soosu ñu ne la ay frein am moo séddee waaw ñu di wax ay erreur de fabrication la waaw bari na ci oto yi Modou yi di yóbbu oui lu ci nekk ndax it nañu wax dëgg bi loolu dinañ ci def émission da ngay gis oto bu ñu dagg fii dagg ko ci digg bi ne oto bi 10 mètres nañ ko ñu dem Sénégal suudewaat ko collé ko ji ko jaay kon oto yi ñuy yóbbu ñun tout à fait xam nga li bokk ci pollution bi lu ci ëpp bokk na ci loolu lu jar a def émission la Pape Makhtar tout à fait xam nga Pape waxuma la sax affaire oto yi vraiment pour man kenn waru ko fee génne benn candidat sax waru cee wax franchement parce que ce n'est pas une priorité pour la diaspora mais dama lay souligner le fait que gars yi waxoon nañ ko Macky Sall bi muy wër diaspora bi fu mu dem ñu wax ko moo tax ba mu yeggee te dégg naa sax am na benn oto bu mu duggoon ñu ne ko oto bi mënul dem Sénégal mu ne oto bii de dara jot ko yu mel noonu dañ ko sensibiliser ba nga xam ne bi mu yeggee loolu la njëkk a jël donc pour suñ ko candidat bu ci nekk su doon sensibiliser nañ sur la protection sociale sur des services sociaux renforcés avec des moyens dans les suñ ko doon lakkal politicien suñu yegg mais foofu xam nga le problème qui se pose mooy tey jii parti politique journée de réflexion yi ñuy def ñun ñii du ñu ci invité waaw parce que tey jii ku mel ni man wala ku mel ni Pape yaakaar nañ ni buñ la mësee dégg nga critiquer Macky Sall ñu ne yow bëgguloo Macky Sall bés buñ la mësee gis nga critiquer Ablaye Wade ñu ne bëgguloo Ablaye Wade bés buñ la mësee gis nga critiquer Sonko ñu ne bëgguloo Sonko tey ñun ñii man dama koy wax ni ñun alalu communauté sénégalaise bi lañu tey jii man dama gëm ni man laa wax de je pèse mes mots képp ku ma invité ci ndaje boobu di amal njariñ sénégalais yi boo ma woowee boo ma joxee thème bu ñu war a waxtaan dama ciy waxtaan te laaju ma leen dërëm ñun ñii tey jii mais war nañ ñu mën a laaj parce que nous faisons partie des structures les plus réseautées tout à fait maa ngi gis suñ frère Ali Baba Faye ci léegi si commentaire am ku mel noonu vraiment ak libre représenté ci réew mi ak ci diaspora ku mel noonu xam nga politiciens yi waroon nañ ko aussi déglu muy ñeneen ak ñeneen bëri nañ ci dëgg bi bëgg nañ ci dëgg bi politiciens war nañ déglu muy la première vague de génération d'immigrés fii surtout nag ñi nga xam ne yàgg nañ di mobiliser wu dans le monde associatif maa ngi jéglu dans le monde associatif war nañ leen mais bon comme je dis malheureusement ñun suñu réew mooy léegi politique bi dafa dem nga xam ne soo faree rek bokk soo farul kenn du la faale loolu c'est dommage parce que nag Italie fi la politique bi gën a tàngee mais gis nañ ne l'état italien le gouvernement italien suñ soxlaa conseil duñ xool su couleur duñu nekk su couleur soo demee ci commune yi c'est pas parce que le maire est de la droite rek su ñëwee ñu nekk de la gauche yëpp daf leen di raxas peut-être dans son cabinet mën nañu raxas mais les hauts fonctionnaires ils sont pas obligés d'être membres de son parti ils travaillent pour l'état c'est ñooñu boo xoolee ñuy bind loi yi ñooy bind loi yi ñooy bind lépp yëpp ñoo koy defar donc mais ñu ko waxti les ressources dans la définition et l'exécution de la politique de la diaspora les ressources de la diaspora ne sont guère utilisées elles sont même ignorées elles sont même ignorées yow Pape dafa wóor ne am na loo xam ne le directeur des Sénégalais de l'extérieur wala le ministre des Îles su la ko waxoon foofu ca nga fa nga dëkk ak Italie am na ñetti idées yoo xam ne soo ko waxee su ko defee en place benn problème doo am mais nag comme je dis rek ñun nag yàgg naa ko fi wax ñun politique guñ wax lañ mën wax fekk wax la ñuy à part suñu liggéey ñuy def wax la ñuy yàlla jël parce que li ñuy liggéey dañ ciy gis toujours ay problème yoo xam ne mu ngi dal suñu mbokk suñ ko waxul rek wax dëgg yàlla suñ patriotisme day manqué
suñ ko waxul rek suñ patriotisme man nag duma oo mukk naan jàppal leen kii loolu duñu suñu taxawaay suñ ko bëggoon dañuy dem jënd carte comme ñëpp di xëccanteeg ñëpp mais loolu wax dëgg yàlla ñëpp mënuñ def politique te foog naa ne yenn responsabilité yi ak yenn réflexion yi soo ko mënee doo mën a nekk partisan doo mën a nekk partisan parce que soo partisan rek mooy sa objectivité day yomb te sa xam-xam da nga koy nëbb te loolu nag baaxul am nañu ko mën am nañu ko mënul donc waaw xam naa ne toujours seen émission bi moom day neex toujours mais xam naa ne bëgguma manipuler ñu ko wax te nit monopoliser le débat mais en tout cas ni leen ko waxee mooy li war a am daal moo di ne ñun diaspora waruñu sax xëccante di xuloo di laa waruñu ku ci nekk war nga am candidat ba mais sur la base d'un programme boo xam ne moo ñu boole ñëpp ci loolu lañu léegi nag la xew Sénégal nag intérêt sensibilité bi ñu am Sénégal kooku dafa war a ñëw lekku rek ci suñ qualité d'immigré suñ qualité membre de la diaspora waaye waruñ jël nag candidat yi jiital leen ak suñ budget nee naa la dafa reeloo sax parce que day dégg ay nit ñu naan moom kenn diw su faloo moom lay noom consul voix yu mel noonu ñu ngi circuler muy mbir mu doy waar muy mbir mu doy waar donc loolu fa naa ne jarul sax kon su boobaa ñuy critiquer seen adversaire politique yi parce que doxal ni ñëpp di doxalee wax dëgg yàlla dafa mel ni su boobaa ñu bëri ñuy politique mooy jóge leen fi ñu toogaat ñu toog ñun loolu lay niru waaw Pape maa ngi leen di gërëm di nuyu seen auditeurs yëpp c'est toujours un plaisir vraiment ñu ngi ko defee rajo yëpp ñoom dañu waroon def des émissions de réflexion ci affaire ci ju nekk rek des réflexions rek waaw réflexion rek maa ngi nuyu ñëpp nag maa ngi nuyu ñëpp di ci boole cette fois monsieur Thiam ak sëñ bi Mouhamadan maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp jërëjëf Baye jërëjëf analyse bi macha allah jërëjëf Pape Makhtar mel na ni nag xaw nañu xaabaabal tey rombaat nañu xam naa li ñuy wax campagne électorale oblige daanaka lekk nañ 20 minutes may kàddu gi nga tàggoo waaw moom kay Baye Fall daf ñuy jéggal rek ndax moom c'est le moment qui l'oblige ndax nag situation yi moom faaw ñuy wax surtout nag bu ñuy wax suñu bopp moom duñu bëgg bàyyi dara daal dañuy bëgg vraiment message bi jàll ñu ñaan rek auditeurs yi aussi wax dëgg yàlla lépp lu ñu fi wax nañu nekk porteur de voix ñoom it ñu déggee ko noonu parce que li sëñ Ndiaye wax sànq ñun wax rek la ñu am sama grand baay da koy faral di wax kon ñun duñ tàyyi di wax te it li ñuy bëgg rek mooy wax ji àgg fa mu war a àgg doon nañu namm loolu nag vraiment représentant parti doon dugg ci émission bi mën ñoo jox seen programme ñoom it ci diaspora bi mais malheureusement dafa mel ni ñu ci bari dañuy daw le débat mais ñun liñ ci war a wax am naa yaakaar ni wax nañ ko ci te it ñun war nañoo xoolaat suñu taxawaay ñun it diaspora bi préparé wu éventuellement si bu élection yi passé ñu jóg def benn dox boo xamante ni dañuy woote benn état généraux de la diaspora italienne waxtaan ci sunu biir dajale toutes les forces vives toutes les structures yi nga xamante ni ñu ngi fi ñu tënku ci dara créer benn affaire boo xamante ni dinañ ko mën a yàggee sunu biir ñu lay doon ëllëg ko defee bu ëllëgee ñu mën a demander une audience mën koo rencontrer kon sëñ Pape damay tënk rek di nuyu bu baax sëñ Gaye mi dugg sëñ Ndiaye suñu grand Baye Diouf di nuyu suñu mbokk auditeurs yëpp di leen jox dox daje incha allah beneen dimanche ak yeneen thème jërëjëf sëñ Pape Makhtar ñi ngi sant wax di sant auditeurs yi nga xam ne ñëpp ñoo participé nag ci émission bi ñoom sëñ Dame Gueye Baye Fall Brescia sëñ Baye Diouf
rawatina nag auditeurs yi nga xam ni dañuy participer ñoom it ci plateforme Skype bi ndeysaan wala may sa càmm mbokk yi ñoom sëñ Baro maa ngi ziar tam suñu mag Ali Baba ndeysaan mi ngi muy bind sànq di ñu déglu moom it mi ngi bàyyi xel saa su ne vraiment ñu koy sant bu baax ci nangul bi ñu nanguloon dimanche bi passé ñu defoon waxtaan bu am solo di sant auditeurs yëpp di leen xamal ni rek ñun def ñu émission bi pour orienter kenn fu muy voter préférence am mais li ñu bëgg mooy ni ma ko waxee woon sànq rek ku nekk xam njëriñ bi Sénégalais yi di am ndax 2019 bi c'est le rendez-vous des Sénégalais avec leur futur. Chaque Sénégalais a une responsabilité bi du lenn lu dul carte bi nga xam ni da nga doon buuxante ay heure pour am ko wala fan mu jaral la nga bàyyi sa liggéey lenn li gën a tax nga jël ko donte wàllu administration waaye leneen lu tax lu am solo moo di waxtu élection bu jotee ñuy laaj Sénégalais yi seen baat nga mu jaral la nga bàyyi sa liggéey waxtu woowu jël sa temps dem seet dugg ci mbañ gàcce bi jël xob bi seet ka nga war a woteel nga woteel ko waaye it di ko def ak conviction mu bañ a nekk comme niñ ko doon waxee dimanche bay passé damay jàppale diw ndax diw sama mbokk la wala damay jàppale diw ndax bu faloo dina ma mosal loolu defe naa buñ ko defee ñu ngi gaañ sunum réew ndax Sénégal ëllëg bi ñu war a former dañu war a fexe ba Sénégal ger jóge fa dañu war a def ba nga xam ni Sénégal tey jii nekk un pays modèle royukaay waaye Sénégal bi ñu nekk actuellement ñu gis ne bokk na ci dëkk yi gën a corrompu bokk na ci dëkk yi nga xam ni kaddu amatu fa njariñ bokk na ci dëkk bi nga xam ni warante léegi coutume la fa daanaka diw dañuy wax dóorkatu marto yi loolu ñun ñi ñëpp dañ ci am responsabilité waruñu ko jël rek jox ko politiciens yi Sénégalais bu nekk dafa war a xool boppam tey jii ban responsabilité la am ndax tey jii bu fekkente ni da ngay ni damay jàppale diw ndax diw mi sama mbokk la wala sama xarit la diw day ñëw taxaw ci télé bi ne man ak sama mbooloo du toog ni yóbbu ay conviction wala yóbbu programme déedéet day dem di négocier ak ay kilifa parce que mbooloo nangam la am wala mbooloo sangam mooy tax ngay gis ñu wax ñii de ñi ngi rent ci 20 millions yooyu est-ce que mën na résoudre problème Sénégal ñun ñi ngi toog ci minière maa ngi koy wax ni ñun émigré yi rek daanaka ñoo raw pétrole mais xamaguñu valeur bi ñu am dañu war a taxaw négocier valeur boobu def lobbying mais loolu ñi ngi ko suñ tubata lang dooni taali bi suñ fallu dane woon dof def murit fekk dufut sëñ bi du jariñ waaye lu ñu wax nga ne naa ko xalaat naa ko seet dañ lay daw yee yóbbu la foo xam ne dañ lay mujj jële ci caaye yóbbu la ci baraaye jóge ci baraaye dem ci caaye nag moo gën jóge ci caaye dem ci baraaye